ñu demee tamit ci éducation bi nga xamante ni par exemple sunu école yi njàng mi nga xamante ni njàngu dafa xaw a élitiste tuuti am si dañuy jàng rek di dem li ñu bëgg tamit mooy fexe ba formation professionnelle ñu gën ko privilégier maanaam fexe ba nit ñi bu ñu xësee ba am bac rek dañuy daal di pratique pour mën a dem liggéeyi léegi nga xam ne bureau boo leen teg wala chantier boo leen teg am nañ xam-xam bi pour liggéey bëri na domaine yoo xamante ni tey suñu programme laal na ko fu mel ni infrastructure nga xamante ni bëgg nañu relier toutes les capitales régionales avec des autoroutes parce que dañu gis ni biir Sénégal lu ñuy wax maanaam pauvreté sectorielle moo fi am pauvreté sectorielle boobu mooy Matam dafa am meew am na leneen waaye boo demee Casamance mën na ko bañ am waaye yoon yi ñuy jaar pour dem fa ak temps bi mu leen di jëlal est-ce que c'est rentable wala c'est pas rentable loolu ci la maanaam suñu économie déterminée ñun nag suñu principe bi nga xamante ni moo gën a mag mooy que ñun préférence nationale moom lañ privilégié maanaam bépp maanaam offre bu am au niveau public nga xamante ni tey liggéey la boo xam ne si état bi bëgg na ko defloo ay entreprise ñun dañuy préférer suñuy entreprise yi nga xamante ni mi ngi fii ci biir Sénégal ñu privilégier leen ci marché yooyu ndax li ñu seetlu mooy bëri na marché yoo xamante ni ay entreprises étrangères ñoo ko gagné ca li ñuy wax mooy maanaam au niveau expertise telle entreprise wala telle entreprise dafa àggagul foofu ca loolu dama jàpp ni ñàkk dem jëli jënd ay compétences ñàkk dem entreprise yi nga xamante ni da nga leen di jëli ñu ñëw fii di liggéey pour que suñu entreprise yi man ci jàng ba nga xamante ni ëllëg boo soxlaatee lu mel noonu ñu mën la ko defal ñun nag daanaka ci programme bu mel noonu lañu nekk. jërëjëf monsieur Fall programme bi am na solo macha allah waaye tamit vu que ne ak programme bi ni ngeen ko tënkee nii mu am solo trop. waaye tamit dafa am noo xamante ne nii noonu la ñuy campagne daataane baatu askan bi fii Sénégal tey ñu bëggoon xam ndax yéen est-ce que dem ngeen ci goxaan yi def ngeen seen sortie génn dem ci région yi dem ci village yi. seeti askan wi nga xam ne ñu ngi ci suuf ak li ñuy dund. vu que seen programme gis naa ne xawoo leen ci laal wala nga xam ne da nga fa yeggul waaye comme ñi nga xam ne ñu ngi ci village yi gën a reculé. ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci fin fond Sénégal. ndax loolu ñooñu seen ay programme ndax yegg ngeen foofu ndax seeti ngeen ñooñu ndax yéen a ngi def tournée nationale di seet nit ñi di xool ji nit ñi askan wi comme tamit yéen a mouvement parti politique jàmm Sénégal ndax tamit yéen a ngi xool ñëpp ndax dëkk yëpp ñu ngi am jàmm ak lan mooy seen ay manquement yooyu. waaw jërëjëf waaw xam nga ñun façon massification bi nga xamante ni moom lañ choisir muy maanaam liggéey ci suuf parce que bu leen fàtte ni parti bi mi ngi juddu le 30 août 2020 boobu ba léegi nag ñi ngi installé ay structures ci région yi maanaam région bu nekk am na kilifa yu fa nekk maanaam organisation ba fa nekk muy coordination dans chaque région am nañ coordonnateur am ñu fay liggéey nga xamante ni lépp loo xamante ni mooy massification dem waxtaan ak askan wi ñoom ku ci nekk am na ko koy def ci région parce que région bu nekk dafa am coordination bu nekk département yi am na fédération communes yi am nañu section village yi am nañuy secteur ak ay comité comme niñ ko baaxoo def ci parti politique ñooñu nag ñoo yor liggéey bi ca instant bi nii dajal nañu Sénégal ndax ba il y a à peu près 3 semaines 13 régions yi lañ dajaloon ñi ngi doog a installé la dernière région muy Kédougou nga xamante ni ñi ngi koy doog a installé il y a à peu près 2 semaines donc instant bi nii dajal nañ 13 régions yi ñi ngi liggéey ci département yi ak communes yeeg yooyu daal donc liggéey bi moom ci côté boobu ñooñu ñoo ko yore
te ñi ngi ciy liggéey lu am solo bu ñu demee nag ba en 1 an ñu réussir à atteindre près de 5000 membres donc liggéey bu am solo la boo xamante ni def nañ ko ca ci sunu biir programme tamit li nga xamante ni ñun moom la ñuy préconiser mooy que soxlas askan wi moom la ñuy dem di ko taataan di ko dugal ci programme bi pour mën ko développer maanaam bépp point boo xamante ni ñun bëgg nañ ko développer maanaam dañ ciy waxtaan ci coordination yépp nit ñi déglu ko ku ci nekk ci sa gox en fonction de problème ya nga fa am nga soumettre ko ñu jël ko def ko ci programme bi pour mu gën a mën a xam ni nga xamante ni noonu la ñuy fonctionner. am na solo bu baax waaye tamit est-ce que tamit yéen comme ni nga ko waxee am na ngeen ay coordination nga xam ne ñu ngi saytu li nga xam ne mooy manquement yi. tey lan ngeen jàpp ni moom moo nekk manquement wu Sénégalais yi. bi ngeen ñëwee ba léegi ban constat ngeen def ak tey ndax est-ce que li nga xam ne jàpp ngeen ne mooy problème Sénégal comme am na yu bëri yoo xam ne si nga ko sànq si seen programme est-ce que am ngeen solution bi tamit. waaw d'abord manquement yi ñëpp xam nañ ni dans toutes les villes du Sénégal benn problème la ñuy wax muy inondation ko benn problème la ñuy wax muy inondation donc bu ñuy wax inondation problème d'assainissement la ko problème d'assainissement lañ am te problème d'assainissement boobu dafa laaj xaalis bu bëri dafa laaj organisation bu bëri ñun nag am nañ ci pexe ndax li nga xamante ni ñun moom lañ préconiser ak li ñu gisul ni c'est normal mooy que réew mu mel ni Sénégal géej wër ko ay dëkkam di inondé dafa nekk lu xaw a doy waar ñaareel bi mooy bu ñu seetloo ni ñu defaree Sénégal ca ñu am possibilité dem fexe ba bassin de rétention yi nga xamante ni exemple moo nekk biir Dakar wala beneen ville ñu fexe ci ba def ci biir bassin de rétention yooyu benn système fermé boo xamante ni day permettre ñu recycler ndox mi leneen li mooy égout yi nga xamante ni ñëpp xam nañ ni mënoo évaluer ab population nga gis ni Dakar ni mu toll nga defar égout yoo xamante ni tey bu ci tuuti ndox jaaree wala tuuti ay résidus mu bouché donc loolu lañ bëgg liggéeyaat parce que ñun dañoo voyager dem ci réew yu bari bi ñu gisee réew yooyu nag nga xamante ni léeg-léeg am na benn canalisation boo xamante ni sax mën nga ci dugg toog ci di dox ca ñu gis ni réew yooyu bu ñu amee taw 5 minutes après dootoo gis ndox mi donc liggéey la rek boo xamante ni ñun war nañ ko mën a def pour lijjanti loolu lépp donc ñun li ñu bëgg mooy côté inondation ñu fexe ci ba Sénégal ñu investir ci davantage pour que lépp luy ndox boo xamante ni mi ngi ci biir dëkk yi ñu recycler ko non seulement mu bañ a maanaam sonal waa dëkk bi mais aussi ñu mën ko acheminer vers des zones yoo xamante ni tey maraîchage la ñuy def ay pisciculture wala yeneen ndox moomu mën nañ ko jaayaat ci njëg gu yomb ay système la rek yoo xamante ni ça existe déjà dans le monde il suffit juste nga jënd ay brevet wala nga dem woo ñoo xamante ni am nañ ci expertise ñu defal la ko yeneen yi tamit mooy ñun suñu mébét mooy 1/3 du budget national ñu def ko ci agriculture te dañu gis ni agriculture avancé wul trop parce que système bi ñu jël pour moderniser ko dafa yeex lool ndax ku amul xaalis mënoo am ay outils yu jëm kanam donc ñun dañu bëgg ci loolu loo xamante ni tey bu ñu jëlee 1/3 du budget national ñu def ko ci dinañu permettre baykat yépp ñu mën leen a dajale ñu am outils yoo xamante ni tey du leen coûter dara te mën nañ leen ko étendre sur plusieurs années donc programme yu mel noonu la ñu mébét ak yeneen yoo xamante ni ci biir éducation ñun fas yéene nañu indi beneen forme d'éducation boo xamante ni tey dinañu permettre ñu kii mais li gën a am importance
mooy emploi ndax dañu gis par exemple secteur yu bëri yoo xamante ni tey dafa am pression sociale bu am ci Sénégal te bu ñu xoolee emploi nit ñi bu ñu amul liggéey kese mën a faju ca duñu fay defe naa ni problème yu bëri dinañ ko régler biir Sénégal donc non seulement dañu privilégier le secteur privé national parce que dañu gis ni état toujours day toog naan on a créé 15 000 emplois wala 17 000 emplois mais en réalité du état mooy créer ay emplois qui crée ay emplois c'est le secteur privé donc dañu bëgg maanaam réduire impôts yi sur les entreprises réduire fiscalité bi ba nga xamante ni dina permettre ay entreprises ñu ñëw installer ko te li ñu leen bëgg a wax mooy dañuy préconiser yenn dëkk yi boo demee Kédougou boo demee Tamba Kolda wala yeneen dëkk yooyu dañ koy privilégier ba nga xamante ni tey entreprise yi bu ñu installé woo foofu dina permettre ñoom ñu am liggéey te li ngay raté ci impôt sur les entreprises mën nga ko récupérer ci impôt sur les personnes donc lu mel noonu dina permettre d'abord chômage bi wàññeeku dina permettre yeneen gox yi am liggéey du ñu déplacé wu exode rural te dina wàññi bu baax ñi nga xamante ni da nga leen gis ñuy dugg ci gaal yi di dem Europe ak yooyu emploi boobu nag pour mu mën a am entreprise yi mën a ñëw installé wu il faut que impôt sur les entreprises parce que l'impôt sur les entreprises au Sénégal mi ngi nekk autour de 30% te tey bu ñu ko wàññi woon ba mu toll ci 20% wala 19% entreprise yu bëri dinañ mën a installé wu secteur privé national bi tamit dinañ mën a dem ci yeneen régions yi ñu créer ay emploi jërëjëf di la gërëm di la sant bu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi safoo di seetaan seen chaîne waa Bitim Réew TV ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm sama technicien ma àndal ñu Omar di gërëm sunu directeur Jamil Thiam nekk fële sa Belgique waaye di gërëm ñëpp ñi nga xam ne rek saa ñu dugal vidéo ñu ngi woo di ñu conseiller di ñu jàppale di ñu encourager waaye tamit di safoo waa Bitim Réew TV di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox incha allah di daje beneen yoon ak beneen invité jërë ngeen jëf.